ñu sentir ne daanaka loolu noonu ñu suñu as wax sànq nga dëggal ko mooy maanaam chrétiens yi nga xam ne tey jii ñu ngi fii nii bokk ci mouvement bi maanaam wane na ni féddale ne islamo dialogue chrétien bi lu possible la te lu mën a nekk waaw l'islamu dialogue chrétien la mbir la moo xamante ni sëriñ bi daf ci am lom solo lu mu ci wax maanaam dafay gis ni moom sax dafañ koo teg fii rek pour jéem a layal waaye Sénégal suñu borom def na loo xamante ni les musulmans et les chrétiens mosuñu am benn réeroo donc mbir la moo xamante ni xëy na le temporel moo ko jël rek teg ko di ko waxe mais ñun principe bi ñu ci am mooy yàlla daf mu sa rafetal lépp li koy wane mooy lii ñu la wax ni ñun ñoo ngi bokk ak ay chrétiens jotaay bi bis bii nga xam mooy suñu cant gi bu jotee chrétiens yi daf ci ñoom ñoo xam ñoo ñuy fàttali bis bi sax du caaxaan fii ma toog billahi wallahi am na chrétiens yoo xam ñoo ñuy laytu xadr bi ñu jëm am na chrétiens yoo xam duñ ko tardé fii lañ koy defee ñun loolu la yàlla dogal donc c'est pour montrer encore une fois la dimension de l'homme Cheikh Oumar sa dimension est extraordinaire na ko nit ñi gën a bàyyi xel pour mën ko def pour mën ko xam na ko nit ñi gën a bàyyi xel pour mën ko xam ndaxte mooy li sëñ Asso am na la waxtaanu biir la mënuñu ko dévoiler wala tamit sëriñ bi xëy na moo koy génneel boppam wala keneen génne ko waaye ñun tuuti nañ lool ci pour génne ko quoi mais macha allah. ba tey dama lay bàyyee micro bi rek nga wax ñu tuuti daanaka gis nañ ne ku humble la. ku modeste la. ku simple la. loolu noonu nekk ci moom lu ñu def ci moom la wala moom lu mu incarné la noonu mu oyofee maanaam doon koo xam ne ku tabe ku baax te ku yaatu. te mu def ko ci yéen it. loolu bu ma sañoon damay bàyyi ko sëñ As mu tontu ci j'ai les réponses nag maa ngi élément de réponse yi de waaye sëñ As moo tëgg la doy ba tey sëñ As kon micro baa ngoog waaw loolu nga wax li Samba wax mën na ko tontu ba tey yàlla waane xëy na li wax ni ngéwél léegi dafa xaw a nekk ci man waane loolu nga laaj soo laajee ni Cheikh Oumar kan mooy maamam ne alaaj Mouhamad Ndiéguène waane alaaj Ahmad Boro alaaj Ahmad Boro moo samp Thiès ñi ngi gis ñëpp moo leen yaatal daggal leen fii si Thiès soo demee kër maam Cheikh Ibrahima Fall moo leen daggal soo demee Looyeen moo leen daggal soo demee fii ci kii deewlaay sax dëkk bi Alpha Combaan noonu ku fi ne moo la daggal ni nag ñi bëgg dëkk nanu dëkk waaye kuy dëkkit da ngay julli ji di yàq ji waane alaaj Ahmad Boro nitu yàlla la boo xamante ni woon mag ñëpp bàyyi woon nañ ko xel mag la woon magum nitu yàlla la am na xam-xam am na sañ-sañ xalifa Cheikh Ahmed Tidiane la te moo mag ñi ñoom maam Seydi Hadji Malick maam Serigne Touba ñoom ñëpp moo leen mag waane ñoom dañ koo fonkoon dégg nga ba lépp lu ñuy def dañuy ñëw ci moom waxtaan ak moom alaaj Ahmad Ndiéguène di doomam di taawam bi mu ñëwee mottal liggéeyu baayam toog fi téeméeri at ak juróom-ñaar la dund téeméeri at ak juróom-ñaar musul jóg saalam bii te ku dikk mu faj sa aajo amul protocole amul demal suba amul guddina amul nii amul audience amul dafa am semaine soo ñëwee jàkkaarloo dikk mu toog ci piliyaanam bi jublu penku moom alaaj Mouhamad Ndiéguène ci woyof ga ci rafetaay ba ci ragal yàlla ba ci nitu yàlla ga ci am njariñ ga ci bari xam-xam ba lépp mu toogaale ko te yënguwul benn yoon loo wax mun la yàlla kooku nag mooy maami Cheikh Oumar moo jur baayam waane dawal ci baayam Serigne Muniru xalifa alaaj Mouhamad Ndiéguène da daan takk ndiggam moom Serigne Muniru lii ma lay wax duy caaxaan takk ndiggam moom ak Baye Assane Ndiéguène mu maam Aziz
si ku sant Njëgeen noo daan takk seen ndigg yi di gàmmu jot gàmmu Alaaji Ama Njëgeen ak gàmmu yam nu takk seen ndigg yi ñoom Serigne Miniru mii di doomi Alaaji Mouhamed Njëgeen di baas di dóori marto dégg nga di baas di tant ñëpp ña nga ci Serigne ja moom mu takk ndigam di liggéeyal baayam ba ma déggee bu baax suñu as waaw moom sëñ Umar Njëgeen jël ku dul référence tegul kenn ku dul royukaay ku dul moom nga xam ne moom mooy woy juróom foofu ma la jaaral rek foofu la teg tànkam foofu la teg tànkam sëñ Miniru moomu ci laa nekk tarbiya bi mu tarbiya wu baayam ak taawu baayam muy Serigne Daam Njëgeen di woon nit yàlla bu mag bu gaa yi réere woon waaye ne Serigne Miniru teel koo xam topp ko lu mu wax la wax lu mu bëgg la bëgg lu mu fonk la fonk ba baayam gërëm ko ci loolu ni mu fonkee taawu baayam sëñ Daam yekkil ko lépp bàyyi lu dara yekkil ko lépp ba yekkil ko xalifa gii mu doon tey moo doon xalifa Alaaji Mouhamed Njëgeen moom Serigne Miniru mag ci doom yi mag ci sëtu Alaaji Ahmad Baro yi doon xalifa bi la ko mooy lan tarbiya ga mu tarbiya baayam teewul mu doon sëriñu gaay yëpp tey Cheikh Oumar dañ ni ko lan nga Alaaji Mouhamed Njëgeen dafa toog mu ni ba ma juddoo man Alaaji Mouhamed Njëgeen fàttaliku xàmmee sama loxo ndijoor sama loxo càmmoñ fàttalikuuma fu ma tooñee suma borom man Alaaji Mouhamed Njëgeen fàttalikuuma fu ma toogee lal bu dul sama lalu soxna nu ko Cheikh Oumar waa lan ngay kii mu ne man la may roy ci Alaaji Mouhamed Njëgeen mooy la mu wax ni ba mu amee juróom-ñaari at fàttaliku xàmmeel ndi jooram ak càmmoñam musul fàttaliku fu mu tooñee boromam Cheikh Oumar ni man foofu laa attaqué Alaaji Mouhamed Njëgeen foofu laa jëm ak moom loolu laay roy ca moom duñ la laaj Cheikh Oumar mën nu koo wax da ngay dugg ci baayam yi ak maamam yi ak jullit yi nga laaj dox laaj li ñuy wax naan dox ci mbedd mi laaj kan mooy Cheikh Oumar ñu wax la kan mooy Cheikh Oumar kon loolu bokk na ci li nga xamante ni moo waral nii mu mel waane Alaaji Mouhamed Njëgeen radiyallahu taala anhu moom moo doon Cheikh Oumar léppi Cheikh Oumar Alaaji Mouhamed Njëgeen a ko woo jaayanteeg moom na ko dama bëgg nu jaayante mu ne ko yow de jaayante yow mbégte la kon nag mu ni ko lan ngay jaayanteeg moom mu ni ko li ma bëgg mooy benn man maay sa xarit man Alaaji Mouhamed Njëgeen kenn du sa xarit mu ni ko nangu naa mu ni ko baneen bi si xarit googu sooy waxtaan ñëwal ci man soo paree dellu baneen bi mooy sa néeg boobu nga nekk di jaamu yàlla bul dem ngénte bul dem xew-xew bul dem fenn toogal rek di jaamu yàlla mu ni ko mën naa ko moo waral gàtt tànkam bii moo waral lépp lu mu war a dem yu ci bari maa koy dem man ak mbokk taalibe yi ndax ndigalu maamam jaayante ga mu jaayanteeg moom maamam it moo ko teg fii tànnal ko fii gaa yi dañ doon ko wër nag ku nekk defe ne yaa nga toog ca yëf ya fekk ni Alaaji Mouhamed Njëgeen tippoo na ko bu yàgg déggoog rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw fii la leer gi di ballee mooy sifaatullahi waaw mag ñi doon nañ ko naan place bi nangam ne am na fu nu ko jiinoon nag fu bari waaye yëf yi fii la Cheikh Oumar ñëw sanc fi muy central bi waaw kon Cheikh Oumar nii mu mel boole ci it ay waajuram noonu la nu mel soxna Maymuna di ndeyam kooku Alaaji Mouhamed Njëgeen da koo gërëm Alaaji Mouhamed Njëgeen da koo gërëm liggéeyal na njabootu Alaaji Mouhamed Njëgeen gi yëpp kon lii jomm ko ndeyam it di soxna Maymuna nitu yàlla la lu baax rek la xam askanu doomi Serigne Miniru yi nun ñëpp ci néegam la ñuy ndékkee borom kër yeeg ñëpp fa la ñuy ndékkee mooy jur ñëpp moo yëlif ñëpp soxna ya sax fa la ñuy uttee ndékki ca néegam kon kooku mooy wuy juru Cheikh Oumar kon Cheikh Oumar nii mu mel faaw mu mel noonu le loolu lañ ci mën a jotaguloo wax rek
macha allah. jërëjëfee sëñ As daanaka kàddu yooyu leer na trop macha allah sànq nee nga mbir mi fii la ñu nit ñu ngi leen di fàttali ñu ngi fii ci Casas TV télé bi nga xam ne moom moo nekk au service de la famille Ndiéguène ba tey ci li nga xam ne moom mooy programme bi émission panel bi dañuy bëgg a waxtaanee li nga xam ne daanaka coow li moom moo waral coow li muy le 8 juillet. le 8 juillet sëñ Samba xewle ngeen événement bu rëy yi ñu bëggoon mu bàyyi la tuuti rek nga wax ci tuuti kàddu ci le 8 juillet bi 2017. le 8 juillet bi incha allah rabbi ñoo ngi koy waajal bu baax waaye sànq question bi nga laaj suñu as dama ci bëgg a dolli tuuti rek ci humilité bi nga wax ci Cheikh Omar ci yar bi nga wax ak tabe gi nit la koo xamante ni il est constant Cheikh Omar ni nga ko bàyyi tey moom koy fekk suba dafay yéeme man daf ma jaaxal waaye loolu rek day wane rek ba tey nit ki tolluwaay bi waaye gis nga boo xoolee ay maamam xool ay waajuram dafa jël lépp it def ko sunnay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. parce que kooku noonu boo waxee Seydina Muhammad daanaka. ay maamam ma ko yor ay maamam macha allah waajuram sëñ Munir ñëpp xam nañ ko maamam El Hadj Mun Ndiéguène ñëpp xam nañ ko ay maamam ñëpp xam nañ leen waaye Cheikh Omar fi maamam tegoon tànkam ay baayam teg fa tànkam fa la teg tànkam mooy sunnay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam xam boppam ci bu baax ci wàllu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax noonu la mel dama ci dolli rek ci li sëñ As wax di wax nag le 8 incha allah rab ñu ngi koy waaj di 14e édition bi ñu koy waajal bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu ndaw bàyyiwuñu kenn mu nekk nag bis boo xamante dafa am 3 moments yu fort su ma ko mënee tuddee noonu muy suba gi ñaari rakka yi nga xamante ni solo seeg li ci biir sëñ As mu dina ci ñëw mu nekk un moment très fort waaye tamit moom les consultations gratuites bi nga xamante ni sëriñ bi daf koy sàkku at mu nekk lépp rek ngir di soucier wu rek ci li nga xamante ni muy wér-gu-yaramu doomu aadama yi di créer conditions yëpp ba nga xamante ni ay plus de 8 spécialités dañuy ñëw pour saytu wér-gu-yaramu doomu aadama yi muy nekk loo xamante lu ko soxal la muy beneen moment fort boo xam dafay am waaye 3e moment bi nga xam mooy ngoon gi muy cérémonie officielle bi booleeg zikkar bi nga xam moom sëriñ bi di def ak message bu fort bi nga xam moom lay lancé chaque année loolu mooy programme 8 juillet bi di lu am solo nag di laaj tamit ay moyens yu considérable ndax moyens yi bu ma la waxee ni budget bi nga xam moom la ñuy def ci cant gi le 8 juillet c'est un budget qui tourne autour de 20 et quelques millions si ne pour ne pas se tromper bëgguma juum moo tax jox ma le chiffre exact mais 20 et quelques millions moom la ñuy def ci bis boobu lépp nag mu jël ko di ko jox Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ko def ci jaamu yàlla yi loolu rek moo ko tax a jóg day wax ni fexe leen ba ku fi ñëw ngeen berndeel ko ba mu xam ne berndeel ngeen ko bu baax ngeen war ko yar ak teggin bu baax a baax bu kenn mer bu kenn def luñ koy jamee nañ ànd yar ci ak teggin teeru jaamu yàlla yi teral leen berndeel leen teral leen ci baatu laa ilaha illallah mu jox leen message bi nga xamante ni njëriñ la saa su nekk nii dañ koy yàkkamti loolu mooy le 8 juillet. budget 20 et quelques millions bi nga xam ne tey jii nii amee ngeen ko. ñu bëgg a laaj budget boobu noonu tey jii nii fan ngeen ko yaakaare ak nan ngeen bëgg organiser pour mën koo fi. budget bi li ci kéemaane mooy ni sëriñ bi ak taalibe yam yi ñooy taxaw loolu sëriñ bi moo jël loolu téye ko ànd ceeg taalibe mi da ngay gis koo xamante ni day jël xaalisu mburu ndekkeem ci xale yi ngay seen di ko dajale bis bu nekk buñ ko joxee mu ni bu leen ma jox sama mburu jox leen ma xaalis ñu ko jox mu koy denc di ko denc ba bis bi jot mu yëkkati ko joxe ko loolu la ñuy dajale ñaar dërëm ak ñett ak juróom yooyu ba mu toll noonu mu toll ñu fas yéene ci teral suñu borom teral ci jom yàlla yi. waaw gouvernement bi dina ci jàpp mais en quelque sorte bis bu toll noonu mënoo ci bañ a wax ni gouvernement bi waaw mënoo ci bañ a jàpp waaye nag de suñuy xool taxawaay bi des na bu baax a baax waaw bu baax a baax ndax fooy ñëw di ko teg di teg 5000 chaises ba pare du doy nit ñi di toog di ko wër
gisoo fa benn apport taxawaay gouvernement ñu ci sàkku CRD boobu ba léegi yàlla def amagul xam nga kon des na quoi waaye nag wax dëgg yàlla sur le plan de l'organisation le sous-préfet dafay envoyer les services ñu ñëw concourir même à la réussite de cet événement ndax police dina ñëw pour la sécurité les chapeaux dinañ ñëw et cetera ci wàllu organisation mais taxawaay ndimbal bi ñu war a jot pour wan a taxaw bis boobu moom wax dëgg yàlla des na quoi waaye daal li ma la wax mooy taalibe xale yi ànd ci ñun ñeeg sëriñ bi nga xamante ni moom daanaka bu fekkee ni 100% yi booy xool 80 yokk moo koy jël en charge loolu mooy li nga xamante moom lañuy taxawee budget boobu. jërëjëfee sëñ Samba daanaka ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ As dañoo bëggoon dikk rek tuuti ci programme bi nga wax ñu ci li nga xam ne moom ngeen fay wàccal jour le 8 bi incha allah. waaw pour tënk ko rek li njëkk mooy suba gi ñaari rakka yi yu am solo la ndax sëriñ bi dafa am téere bu muy jàng at bi yëpp waane jagleel ko yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suba gi su defee ñaari rakka yi moom lay jàng tëj ko ñaanal jullit yi ñaanal njaboot gi ñaanal taalibe yi yëpp yooyu ñaari rakka yu am solo la day ñëw suba gi ñëpp dinañ fi daje incha allahu su ko defee boobu la ñuy njëkki dinañ wàcce kaamil alquran ci suba gi tëj ko suñu paree nag ngoon gi suba gi daan wasifa incha allahu su ko defee it ngoon gi it suñu dalloo ba noonu nu commencé nag ñuy ziar di ziar ba ngoon gi nag takkusaan bi suñu génnee si la ñuy def nag waxtaan wi ki njëkk waxtaan mooy Cheikh Ahmad Sall Njëgeen di magu sëriñ bi mooy def waxtaanam defee waxtaanam ànd koog Cheikh Ibrahima Njëgeen su paree Alaaji Bada Njëgeen mi nga xam ne mooy sunu mag moom mooy tagg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee suñu paree nag sëriñ bi président Samba dina jotalee kaddu yi ngërëm si ñi jàpp ci bis beeg ak mbokk taalibe yeeg dëkkandoo yeeg ñi ubbi seen kër ñoom ñëpp su paree nag sëriñ bi dina jël incha allahu su jëlee nag si lay jox nag message bi nga xamante ni moom la gaa yi yëpp di xaar at mu jot gaa yi di ko taataan si ndax bari njariñ gi muy bari njariñ ak it fi muy àgg ci jariñ jullit yi ak jariñ askan wi yëpp su ko defee mu doxal ko su ko jotalee ba pare si la sëriñ bi pare nag jël zikrullah barkeelu ci zikar bi ñun ànd ko ñun ñëpp ak tant bi yëkkati kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xamante ni mooy journée bi incha allah. jërëjëf ba tey sëñ As dama gis fii nii daanaka programme bi ñaari rakka yi nit ñi daw nañ wuti si ko trop daanaka taamu nañ ko donc bëgg nañ ko trop daanaka kenn du ko tardé kenn du ko uutee ñu bëggoon a xam rek ñaari rakka yi lan moo làqatu ci ginnaaw ak lan mooy secret bi. waaw li ci làqatu ak secret bi daanaka dootul secret parce que lépp yi kalimatu xaq yàlla la ak yontu yàlla Muhammad sëriñ bi li ko yàlla defal ci teraanga te sëriñ bi toog ni li ma yàlla defal te man xam naa ni mbaaxu yàlla rek la waaye du lu ma liggéeyal yàlla mbaaxu yàlla képp la pon man su ma yàlla defalee loolu pon war naa sant waane man képp ma sant doyul xeeb naa ko pon dinaa woo adduna bi yëpp nu ànd nun ñëpp ànd sant yàlla sant la ko yàlla waane it sant yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ni mooy miftaaxullah mooy caabi yàlla waane mooy buntu yàlla ndax lépp yàlla mi ngi ko jaaral Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waane ñaari rakk yooyu it téereem bi muy jàng mooy téere bi nga xamante ni dégg nga da koy jàng ngir jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su koy tëj nag jox ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugalaale aju yëpp teg ko ci loxol yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari rakk yooyu sant yàlla la téere bi it sant yàlla la julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo làqu ci bis boobule bis boobu it sëriñ bi xeetu teraangay jullit yëpp itam ci xar nag bëy kanaara gileem dégg nga pitax yooyu yëpp ak lëg yëpp sëriñ bi daf koy teg ngir sante yàlla xam ni yàlla moo bind mbindeef yooyu waaye mu jël lépp delloo ko yàlla loolu bokk na ci loolu nag mooy li nga xamante ni ñaari rakk yi am na ille boobu macha allahu muy bis bu am solo
bis boo xam ne bisu jullit yi la ndax bisu yàlla la ak bisu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pare leen wuñu ko kenn nag duñ ko pare yàlla yonent bi duñ ko pare ba kenn ba yoomal xiyaam yàllaa ko moom yonent bi tout court comme que yàllaay def bis yëpp bisu jàmbur yi di ko defar bisoom bii bis bu ne moo koy defar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bis bi yàlla rek ko moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raxuñu ci kenn dugaluñ ci kenn xajaluñ ci kenn te kenn nit xaju ci sëriñ bi nee na su bis bi ñëwee su ko jaralee mu jaay ay yërëm dina ko jaay def ko ci baa mu jaay këram kon am na fu mu ko toll kon nag fu mu ko toll rek ñun taalibe yi dinañ ko fa toll ñun julli dinañ ko fa toll te dinañ ko xamle ba ñëpp xam tolluwaay bi ngir man cee def seen ñaq ngir ëllëg ñun ñëpp nu am ngërëmu yàlla loolu mooy li nga xamante ni mooy kalimatu xaq macha allah. jërëjëfee sëñ As daanaka waa régie ñu ngi may signalé ne ma temps bi jeex na tàkk waaye balaa boobu rek xanaa damay forcer rek daal di duggaat ci beneen laaj parce que dama fi gis ci programme bi daanaka journée consultation boobu noonu sëñ Samba ma bëggoon cee dellu si waat rek bëgg a xam lan mooy njëriñu journée consultation bi ak lu tax ngeen def journée consultation boobu noonu. journée consultation bi dafa nekk loo xamante sëriñ bi moo ko sàkku digle ko pour ñu def ko ñu ànd ceeg les amis de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène waaye muy wane ni Cheikh Oumar xalaatam yamul rek mi ngi soucié toujours ci taalibe yi seen nekkin xam nga nit dañ ni ñaari mbir moo ko yor xam-xam ak alal am soo xamee yàlla nit ki da nga koy xamal yàlla ba pare waaye tamit nga génne ko ci ñàkk te nit mënut a ñàkk mënut a am te wérul day bàyyi xel doomu aadama yépp Cheikh Oumar di sàkku ñu def loolu pour lan pour mën a xool doomu aadama yi lépp rek di yokk yiw bis bi rek di yokk niveau bis bi rek ba nga xamante ni doomu aadama yi nañ mën a jariñu bu baax a baax ba tax na bu njëkk dañ naan ñëw di jël ñaari spécialité di ko def mais léegi ay 8 ba daaw échographie sax def nañ ko fi waa les amis de l'hôpital taxaw ci waa hôpital régional taxaw ci le directeur de l'hôpital également am ci taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla Cheikh Ahmed Fadel nekk le président des amis de l'hôpital aussi am ci taxawaay bu mag a mag mu nekk loo xamante ni c'est un moment aussi très fort sëriñ bi nag mu bàyyi ci xel bu baax a baax li lépp di am loolu da koy lijjanti ba mu ni nemm laaj lépp information au détail près pour ñu mën ko tax pour lépp réussir xam nga kooku xam na ni day sax ay taalibeem jombul ni sax dinañ consulté wu waaye li ko amal solo mooy l'humanité doomu aadama yi jullit yi loolu ko amal solo ba détail lépp lu muy gis ni day mett nit ci jàmm ak salaam sëriñ bi du ko fooye lépp luy jàmm doomu aadama sëriñ bi du ko fooye comme xam-xam bi tar bi mi ngi fi waaye tamit di ñu faggul suñu wér-gu-yaram mi ngi fi waaye diñu taxaw ci yeneen i mbir sax au-delà même de la consultation gratuite sëriñ baa ngi ci yeneen i mbir yu muy taxaw pour rek mettre doomu aadama dans de bonnes conditions pour mën a nekk à l'aise jàmm suñu borom mën a nekk à l'aise taxawu njabootam yooyu yëpp sëriñ da koy def quoi waaye même sax mi ngi ñuy wax depuis 1 an que ni dama bëgg ngeen mettre sur pied benn mutuelle de santé pour que mën a aar rek doomu aadama ci wàllu àdduna ci wàllu wér-gu-yaram donc kon ça démontre encore que ni Cheikh Oumar dimension macha allah loolu nag il faut avoir benn kii bi pour nga mën a xam boo defee une lecture globale nga mën a xam la dimension de l'homme c'est ça. jërëjëf sëñ Samba daanaka temps bi jeex na tàkk fi mu nekk nii ñu ngi leen di wax rek ne tey Kassas TV moo leen seet soon fii ci Ngent daanaka Kassas TV nekk télé bi nga xam ne moom moo nekk au service de la famille Ndiéguène daanaka doon waxtaanee li nga xam ne moom mooy le 8 juillet ki nga xam ne le mouvement Kalimatul Haq di ko organiser di ko amal le 8 juillet bu soobee yàlla ñu ngi ci woo ñëpp à partir de 9h lay doon damay bàyyi rek sëñ As daanaka mu wax kàddu yu mujj yi nga xam ne moom lay sëñ As donc kàddu yu mujj yi rek. mujj lu dul sant leen gërëm leen bu baax ci turu sëriñ bi ndax sunu rakk Ndag Ndiéguène mu ngi def liggéey bu am solo ak yow mi nga xamante ni yéen a ànd di ci sonn ci lu dul fii sax ngir jullit yi ngir islam waane ngir kër gi kon loolu su amee ngeen ñëw bàyyi seen ité yëpp
te kenn fayu leen dërëm ngeen def ko ngir ci ngeen bokk waaye def ko ngir yàlla waaye def ko ngir mbokk kon daanu leen sant gërëm leen di ñaan yàlla télé bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla yaatal ko bu baax ba li ngeen ci bëgg lépp mu weesu seen njort yàlla defal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant bu baax seen wayjur yi Baye Màkki Njegéen nga xam ne mooy baayam di doon nit ku baax di doon xaritu Serigne Muniru di rakkam waaye doon xaritam moom it ni koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla dolli wéram ak xalifa bi ak maam Abdou Aziz ñu ñëpp ak njaboot gi yëpp yàlla dolli jàmm Serigne Omar guddal fanam dolli wéram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen wax ni bis bi le 8 la incha allahu juillet nu bëgg ñëpp ñëw comme na daan ko defee Ndeye Fatou Sakho ci Ndakaaru tamit nu ñaan yàlla may ko jàmm moom ñami àndal yëpp ak waaye nekk rek ñëw si jàmm fekk fi jàmm te lépp nu am ngërëmu yàlla nañ ko yàlla defal salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ As daanaka sëñ Samba kaddu yu mujj yi rek. waaw kaddu yu mujj yi xanaa di lancer un appel di wax ni bis la boo xamante ni ñoo ngi ciy woo képp kuy jullit waaye di ci woo tamit waa njabootu Njëgënal ñëpp bàyyiwuñu kenn nag daayira boo xamante ni rek yaa ngi bokk nekk ci keppaari sëñ Muniru ñoo ngi lay woo di woo ñëpp waa Safina ñu xam ne bis bi seen bis la di woo it waa Zakrin di ci woo sëñ Cissé nga xam suñu mag la suñu sëriñ la suñu lépp la moom it ñoo ngi ko ciy woo ak njabootam yëpp di ci woo waa Sabab di ci woo waa Cheikh Tidiane ak kuréel yooyu yëpp bàyyiwuñu kenn ndax lii day ñu fi def nañ xam ni lépp day islaam tax ñu koy def waaye rawatina nag waa kër El Hadj Modou Ndiéguène ñoo ko moom nañu ñëw jàpp ci te xam ne seen bis la seen lépp la képp ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi loolu ci bis bi yàlla nañ ko fekke te tal ko di waxit waa Ngent yëpp it ñoo ngi leen di sant di leen wax ni tamit ñu bil ñu bunt yi comme ñu ko daan defee saa su nekk pour mën ñoo dalal gan yi bu ko defee lépp mën a jàppandal lépp di yiw waaye bu ñuy tëjee nag mooy di leen sant di leen gërëm ndax lii lépp tamit ay kii yoo xam c'est des trucs ay moment de réconfort la ndax bu ngeen ñëwee ngeen def lii ñëw toog ci bërëb bu tedd bi ci xadra bu tedd bi di def liggéey bu sell bi mu ñu leen ñàkk sant mu leen ñàkk gërëm mu leen ñàkk tagagal di leen xamante ni kontaan nañ bu baax di ñëw ne di ñaanal di jéggulu ci kaddu yi lu ci yoo xamante ni doy na waar ñoo xamante ni ñàkk wax moo xaw a metti li ci des di ñaanal sëriñ bi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak fekk ak tal ba bis bi lim ci namm mu am ci lépp njortam di ñaanal taalib yëpp yàlla defal leen wér ak fekk ak tal yàlla bàbbil ñu ay xéewal yu bari bañ mën a taxaw bis bu baax ci bakk Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf mbokk yi tey ñu ngi woon fii ci émission bi nga xam ne moom mooy panel Kassas TV nekk au service de la famille Ndiéguène ki nga xam ne moo nekkoon ci réalisation bi di NJ ki nga xam ne aussi moo nekkoon ci caméra bi di NJ donc ñu ngi leen di nuyu di leen sant.